asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ku nga xamante ni rek yaa ngi safoo bernde ñu àndaat ak yéen ci seen émission bernde ak Soxna Bilo tey nag dañ leen ñëw indil li ñuy wax toujours ci suñu série Ramadan yi donc mu nekk ay lekk yoo xam ne li ñuy wax meal prep yoo xam ne mën nga ko def bien avant kii bi di jot Ramadan bi mais aussi du pour Ramadan kese bu fekkee ni tamit ki nga xam ne mu ngi liggéey tamit mun na def même chose nii man nii laay def sama kër saa su ne donc ñu leen di koy indil tey nag ñu ngi doon def indi série si yi nga xamante ni mooy nekk maanaam pour iftar mooy li ñuy dogee mburu dog yi dinañ def sucré ak salé donc lii nag yii nag ñoo siy dem pour mburu yi dinañ leen wax yi siy dem bu salé bi mu ngi nii gis ngeen ko ay chocolat Nutella laa fi yore ak cacao nature beurre ak aussi levure chimique ak aussi tuuti sucre ak chocolat pour salé bi maa ngi fi yore kii pesto yor nañ fi aussi saucisson yor nañ fi fromage ak nen donc même pâte bi mooy defar ñaar yëpp sucré beeg salé bi yëpp donc duñ def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ bi comme ça ñu tàmbale yëf yi bismillah voilà gis ngeen léegi nag dañuy ñëw rek daal di démarrer donc li ma leen wax sànq benn pâte bi mooy defar sucré bi ak salé bi donc dañuy def en considération que ni dañuy defaraale salé donc li may def nii mooy damay commencer pour jël levure chimique bi pour mu daal di commencer pour ma vérifier rek ndax baax na ba tey li pour loolu am nag damay def ndox bu cedd laa jël nii pas bu tàng jër mais bu cedd ma def ci tuuti sucre gis nga léegi daal di jël sama sachet levure ñaari sachet laa jël bu la neexee bu fekkee bëggoo levure bu bari mun nga jël benn sachet mais man quantité bi may defar dafa bari mais ci description bi bu ñu paree bu ma koy def ci suufu vidéo bi dinaa leen defal boo xamante ni par benn la donc benn bu nekk bu ma defar li koy defar daal quantité pâte yi ak ingrédient bi koy defar léegi bu ko defee yéen su ngeen buggee doubler ngeen doubler donc man damay doubler damay quadrupler sax laa war a wax moo tax ma def quantité bu bari bii nii donc mu ngi nii gis ngeen ko léegi dañ koy daal di yëngal tuuti rek bàyyi ko noonu le temps ñuy def suñu ingrédients yi ci biir gis nga bu commencé def bulle yii rek mooy ça fait bon signe mooy suñu levure bi màggetul ba léegi baax na donc nii lay def ba daal di fuur noonu j'espère xam naa ne xëy na tey duñ ko xaar ba mu fuur parce que pour vérifier la woon rek te mu ngi nii di def bulle yi léegi le temps ñuy mélanger yépp farine bi mi ngi nii gis nga kopp bi laay mesurer donc mu ngi nii après dinaa leen jox équivalence yi en grammes aussi pour c'est juste pour mun a gaawantu rek comme ça ñu mun a vidéo bi bañ a gudd parce que bu njëkk bi guddoon na loolu 1 2 yi mooy defar benn quantité wu benn donc ñu xool ñaata laa def 2 lii mooy 2 portions 1 2 3 portions 1 2 4 portions la dama doon vérifier waat rek mu nekk 4 portions te portion bu nekk dinaa ci mun a am ñaar donc benn affaire bu ma fàtte woon mentionné mooy kii bi farine bi dama ko lay donc pour mu aérer nga xamante ni sa pâte dafay aérer oyof aussi te du la sonnal donc tey jii dañuy defar pour ñi nga xamante ni farine daf leen intéressé suba incha allah ñu indi bu nga xamante ni pour ñi nga xamante ni duñu utiliser farine par exemple ñi nga xam ni yu amul gluten la ñuy utiliser suba ñooñu la ñuy defaral donc tey léegi beurre baa ngi nii beurre bi maa ngi jël 2 coups de beurre mooy defar toujours par portion donc ma am ci 4 mu nekk 8 portion moo nekk nii beurre bi dama ko bàyyi ci biti ba mu nooy nga xamante ni dina mun a mélanger wu fii donc lii farine kii pâte bu yomb la lépp ngay jël rek sotti ci biir après nag nga daal di commencer defar say yeneen bagage gis nga mu ngi nii di commencer four dañuy jël rek sotti ci fii même récipient bi laay def aussi ndox boo munee am ndox bu cedd tamit dina baax à tout moment parce que day tax sa pâte duy rétrécir tout le temps léegi ma commencé nag léegi di ko dawal ndànk le temps muy mélangé wu bismillah waaw branché wu ma ko xaw ma nu muy dawee ok
bismillah. gis ngeen 2 kopp yu nekk benn nen moo koy defar su la neexee mun nga omettre nen bi wala nga yokk nen mais comme affaire yi liñ ci nar a def dafa riche donc dañuy jéem a wàññi tuuti ci calories yi mu nekk benn nen laay jël def ko par 2 kopp yu nekk donc moom mooy defar pâte bi. ma daal di ci def ndox bi directement. ndox mi nag mun ngeen def par tuuti gis nga bool bi laay def selon seen humidité fi ngeen nekk ma daal di jël comme sànq jëloon naa benn ñaar yu nekk benn kuddu bu ñuy lekk kuddu bu cuillère ak soupe moom moom ngay def ci pâte bi donc defoon naa sànq benn xawma ñaar baa ma def yeneen ñaar rek ñu bàyyi noonu benn ok voilà léegi oups sel voilà gis ngeen suñu pâte mi ngi nii pare nañ dañ ko bàyyi machine bi pétrir ko bu baax a baax ku yorul machine mun nga ko def ak sa loxo nga dër ko ba mu nooy nepp gis nga ni ngay xamee ni pare na gis nga dootul coller sa loxo soo ko defee rek du coller sa loxo ba pare soo ko bësee nii day delluwaat encore loolu moo lay wan ni pâte bi pare na donc léegi dama koy génnee su la neexee nga daal di koy daal di koy teg fenn fu ndugg ba nga xam ne doublé na de volume mais tey duñ leen xaarloo dañuy ñëw rek dem directement daal di commencer defar bu ko defee yéen ngeen mun a am une idée ni bu ngeen koy defar nu ngeen di def. voilà gis ngeen farine pâte bi fii laa koy bàyyi léegi à partir de fii si laay defaree sama portion yi xaaral ma wàccee ko fii pour ñu xool. ne woon naa leen tey àdduna laa defar voilà gis nga su ma ko defee nii. comme 4 yëf laa bëgg a defar dama koy essayer diviser ma jël sama paaka bii nga xam ne ñawul bala muy dagg sama kii bi parce que lii day dugg ci four moo tax gis nga benn boule bi pour pain mooy suñu pain yi benn bu ci nekk day def benn donc damay def ñaari salé ak ñaari sucré gis nga ma jëlaat bi teg même bu ñu tolloowul aussi c'est bon parce que après yow au fur et à mesure ngay dem di nga mun a wàññi ci yenn ci pâte yi pour yokk ko ci yeneen yi ñu indi tuuti farine pour saupoudrer ko dañuy saupoudrer tuuti rek gis nga du bari c'est juste pour bañ mu coller comme ni muy def nii parce que loolu mooy inconvénient soo ko bàyyiwul mu reposer avant nga koy laal gis ngeen léegi dañuy jël suñu morceau rek teg ko ci léegi par benn boule laay jël donc boule bu nekk ça dépend ci ñaata couche nga ko bëgg a def bu fekkee ni par exemple yu benn bi bu salé bi bu sucré bi benn bi dama koy def mu nekk 3 couches beneen bi ma def ko 4 couches par exemple donc nañ def bu 3 couches bi voilà gis ngeen boule yi laay ñëw utiliser dama koy dugalaat fii comme ça daal di koy muur ak morceau bi bu ko defee du du wow daal suñu loxo day gën a neex a dër te du am benn loo xam ne dafa wow donc bu ma ko defee nii di travailler par benn léegi bu ñu tàppalee nii parce que cercle bu forme bu circulaire laa bëgg mu jël moo tax ma koy jox déjà forme bi nga bëgg sa pâte jël rek moom nga koy jox balaa ngay commencer dër ci boppam. Parce que farine bi ma ci def c'est juste pour mun ko lem parce que duma ko utiliser léegi ndax dama gis ni bii nii dafa xaw a ndaw donc yi nekk ci digg bi lay nekk moom dinañ ko utiliser après bii nekk ci taat bi mooy bi nga xam ne moom la ñuy njëkkee dafay xaw a gën a dëll tuuti donc boobu il faut ma yokk pâte bi
nga xam ni day gën a dëll bu ko defee parce que sinon si suuf dina def bu sewee comme yeneen yi ñuy tegle rek si suuf dafay daal di ñor ba mu ëpp fekk si kaw ñoragul donc moo tax si kaw il faut ñu xaw ko dëllal tuuti bi si suuf. Voilà gis ngeen suñu bii moom defar nañ ko soo gisee ñu koy yëkkatee ka yëkkatiwaat c'est pour que ba pare dama ko dër mu gën a yaatu c'est pour que boo ko yëkkatee chaque fois day am tendance rétrécir ou contracté wu donc loolu surtout ak li ñu bàyyiwul pat bi mu reposer loolu lay def léegi boo ko dëree lu gën a yaatu selon yow cercle bi nga soxla même bu contracté woo tamit bu rétrécir woo di nga toujours am cercle bi nga soxla léegi mu nekk liñ siy def bu sucré bi ku nekk yaay xool li nga bëgg man chocolat laa jël tey muy Nutella ku amul Nutella mun nga jël cacao bi nga xam ne nature la wala cacao bi am sucre bi nga daal di siy def tuuti beurre daal di koy mélanger tàngal ko mélanger ko mu jox la chocolat si boppam léegi damay jël Nutella bi gis nga dafa xaw a dang nii dama koy dugal si micro-ondes bi mu daal di ma koy oyofalal tuuti rek boo amul kii aussi cacao baa ngi nii soo amul Nutella cacao ngay jël def ci beurre mais bi peut-être benn kuddu ndox daal di koy mélanger dugal ko ci micro-ondes wala nga tàngal ko ci sa kaw gaz mu daal di lay jox chocolat ci boppam ndax noonu la ñuy defaree chocolat. ki nga xam ne amul par exemple chocolat wala cacao wala lenn mu am chips yi chocolat yi wala même chocolat bar yi ñuy lekk yi mun na ko jël mu def ko bain-marie. maanaam soit mu jël benn récipient boo xamante ni beneen moo siy tegu mu def si bu jiitu bi ndox daal di koy tàngal foofu mu kii ko mu seeyil chocolat bi wala bu fekkee amoo jot boobu nga daal di koy teg si sa gaz directement daal di siy def tuuti meew daal di koy yëngal bu ko defee mu seey daal di nekk chocolat mais da nga koy surveiller parce que du jël temps 1 minute maximum seey na. donc loolu dama ko ci bëggoon sàndiwaale waa gis ngeen fi mu nekk nii pat baa ngoog léegi cercle bu njëkk baa ngi nii li may def mooy damay daal di jël fi nga xamante ni forme bi nga xamante ni moom laa bëgg mu mel fi ma koy defaree ma daal di koy teg donc mu nekk gis nga mu nekk ci récipient bi ku nekk yow yaay xool forme bi nga bëgg ma daal di marqué waaw léegi nag di nga décoller wala voilà gis ngeen ma marqué donc gis nga am naa sama cercle ba pare xam naa nu muy doy léegi ma daal di jël chocolat bi ma def si ki nga xam ne amoo chocolat wala bëggoo chocolat mun nga def par exemple cream cheese moom tamit mun nga ko def mun nga def confiture loolu yëpp léegi dañuy fexe nag ba nga xam ni liñ ciy def du bari noonu parce que sinon rek suñ ko commencé tresser rek dafay daal di indi ay bagages man juum naa nag parce que dama waroon yëkkati lii ba pare nañ xool nuñ koy defee teg ko ci kaw plate bi directement bu ko defee mu gën a yomb ci man il faut ma woo sama caméraman mu ñëw dimbali ma sëñ bi kaay actually jàppal ma nii perfect voilà gis ngeen bu leen fàtte li ma def de parce que après day sonal sinon boo defaree yëpp ba pare bu ko yëkkati tey dootoo ko defati voilà mun naa ko def nii ci këyit bi yëkkati këyit bi moo gën a yomb fuuf donc gis nga ma daal di jël li may def mooy dama koy jël daal di koy tas ci kaw pat bi mais damay bàyyi rebord pour bu ma koy létt la xawma lu ma koy ñëw def après du takk sama loxo wala du ñaawal suñu pat gis nga am na li jot a déborder fii mooy biñ koy yëkkati léegi mais c'est bon c'est pas grave gis nga chocolat bi nga def tuuti di dolli moo gën a yomb fuuf nga lóoral ko après mu ëpp waa gis ngeen suñu couche bu njëkk mu ngi nii kii na pare na léegi à ce niveau su fekkee ni bëggoo suukar bu bari bu la neexee ñu jël suñu cacao bi nga xamante ne nature la sans sucre bi noonu daal di ko si saupoudrer tuuti bu ko defee mu wàññi suukar bi ma wan leen noo koy def bu la neexee doo ko def si couche yëpp da nga koy jël di ko alterner ko gis nga
su ma defee nii mu wàññil ma safaayu suukar bi parce que cacao bi amul suukar. ñu jël suñu cercle bi ñu njëkkoon defar bi sànq. daal di koy lemmi lal ko ci kawam encore ñu fexe defaat chocolat bi ci même alentour yiñ ko defee woon sànq gis nga buñ ko débordel nañu rester toujours ci périmètre yi rek. léegi nag ñu ñëw dër suñu 3e couche comme dëraguñ ko woon donc ñu ñëw def loolu après ñëwaat ak yéen incha allah. gis ngeen def nañu suñu 2 couches léegi 3e couche baa ngi nii donc gis nga yëf yi moom loo gën a dër sa pat mu gën la dimbali loo ko gën a defar cercle yi dër ko benn yoon mu arrangé la. donc ma jël beneen bi teg ci kawam. lii nekk suñu 3e couche. donc def nañu 3 couches fi mu nekk nii léegi suñu 4e dernière couche bi mu ngi nii li ñuy def mooy dañ koy daal di lal ci kawam rek moom tamit moom moo koy tëj maanaam. bismillah ñu daal di ñëw nag léegi jëlaat suñu récipient tegaat ko ci kawam nii moom moo ñuy aider pour ñu maanaam dagg ko ba am rondeur bu parfaite bi ñu soxla ci moom gis nga. bu la neexee nga jël sa paaka nga defee ko ko. gis ngeen lii moo siy des dañ koy former waat encore def ko pat denc ko fële pour suñu yeneen yi. léegi nag mu daal di des ñu daal di koy ñëw commencer dagg ko comme ça mun leen ko présenter après niñ koy defee. léegi gis nga fii nag nu la neex nga koy defee man damay jël benn verre boo xam ne ubbeeku bi dafa xaw a ndaw tuuti ma teg ko su fekkee bu gën a mag nga bëgg mun nga ko ci def ma daal di koy teg nii donc daal di jël pâte bi diviser ko fi mu nekk nii dama koy diviser en 2 après diviser waat ko en 4 donc damay daal di def benn ci digg bi nii xaaral ma jël paaka fi mu nekk nii jéem a def délicatement voilà gis nga su ma daggee fii ma daal di jël beneen bi dagg ko mu mel ni ligne continue fi ma teg kopp bi rek moo leen séparé ma jëlaat def la même chose fii aussi gis ngeen léegi nag à ce niveau ku nekk yow yaay xool ñaata portion nga ko bugg a def su la neexee nga dagg fii ci digg bi bu ci nekk nga daal di koy dagg encore en 2 wala nga def ko par ñetti xar loolu mooy ku nekk li nga nar a am. gis nga kii bi daf ma serviroon verre bi daf ma serviroon de guide léegi nag fi mu nekk nii li ñuy def mooy partie bi gën a délicat dañ koy daal di commencer par ñaar la ñuy jël fu la neex bu ma yëkkatee ñaar nii ma daal di koy wañaar benn yoon defaat 2e fois bàyyi su la neexee mun nga def même une 3e fois gis nga daal di pincer aile yi gis ngeen ñu defaat encore ngeen gis. gis nga bu ma ko jëlee nii benn ñaar peut-être ñett gis nga ñu daal di pincer ñu def noonu ainsi de suite gis nga léegi nag soo paree nga daal di koy ñebal rek nu mu la neexee gis nga mu mel ni comme fleur booy xool nii fi mu nekk nii comme fleur. waa gis ngeen indiloon nañ leen mburu bi nga xamante ni mun nga ko defaral sa bopp bi nga xam ne bu salé la bi ñu defee woon ak chocolat bi li ma leen waxoon sànq moo si nekk bu chocolat bi mun nga si def confiture mun nga si def par exemple fromage bi nga xamante ni bu crème bi la mun nga si def aussi yow yaay xool lu la neex nga def si léegi nag instant bi li ñuy def mooy. dañ leen indil bi nga xamante ni mooy bu salé bi aussi yéenay xool maa ngi ko defee ak saucisson ak aussi pesto maanaam basilic la bu tooy bi ñu daal di koy jël boole ko ak yenn noisette daal di koy defar aussi doole si fromage parmesan après def ci huile d'olive yooyu yëpp ñu daal di koy purée mu nekk ci ki nga xamante ni pesto par exemple cher na wala fi nga nekk amul pesto man damay def loolu li nga mën a def mooy par exemple au lieu de ngay def pesto nga daal di jël sa persil bi nga xamante ni soit yaa xam bu chinois bi wala bu curly bi nga daal di koy jël def ci tuuti soo amee huile d'olive mu dàqati su fekkee amoo ko nga jël diw bi nga am
nga daal di wal persil bi ba mu xaw a mokk noonu du mokk rumbax daal ba nga xam ni dafay mel ni lu ñu pulsé léegi nga daal di jël sa diw tuuti dolli si loolu aussi mun na la jox tamit couleur bu verte bi couleur bi kese lañ si soxla donc loolu beneen option la. tey jii nii donc li ma wax noonu mooy bu saucisson bi laa defar dama siy def aussi bi nga xamante ni soo bëggul saucisson yooyu mun nga def thon nga jël thon daal di koy def mu nekk benn couche kese du nekk couche yu bari donc du ñu def rek lu dul commencer assembler li ma leen waxoon si bu njëkk bi léegi ma daal di jël sama fromage daal di si jiital bàyyi tuuti si rebord yi comme ça ma mun ko tëj ñu jël saucisson ki amul saucisson boo amoon par exemple ginaar bu des nga togg ginaar mu des par exemple loo xam ne matul kenn mun nga ko jël fejet ko ba mu sew daal di koy def si lii tamit gis nga même boo amee gan dafa présentable bay bëgg a dee yow yaay xool rek li nga bëgg. ma jël sama deuxième couche teg si gis nga boo defoon persil par exemple niveau bii nga koy defee man si niveau bii laay defee sama pesto def si quantité bu généreuse rek. jël sama troisième couche gis nga fii laay commencer di wàcc ñu jël suñu couche finale bi teg maanaam kubéer bi voilà. ñu daggaat encore defaat la même chose gis nga pâte bi yépp li des mi ngi nii duñ ko sànni mun nga ko defar mburu parce que même pâte bi même chose la ñuy defaree mburu tamit soo bëggoon def mburu seulement kii bi rek forme bi rek mooy différente mais noonu lañ koy def aussi. ñu jëlaat suñu bool kopp donc dañuy fexe rek ba mu centré nekk ci digg bi voilà dañ koy daggaat en 4 comme ni ñu defoon bu kii bi bu Nutella bi bu chocolat bi moom la ñuy defaat encore dagg bu ci nekk ñu daggaat ko léegi li may def mooy bii mooy gën a délicat tuuti ndax kii yi ci nekk saucisson yeeg affaire yooyu xam nga bële dafa liisoon loolu bii nag beneen forme laa koy def donc ñu xool rek ñu essayer bismillah benn ñaar gis ngeen bii pare na donc moom tamit dañ koy badigeonner rek ak jaune d'œuf bi donc mi ngi nii jaune d'œuf bi lañuy jël rek def ko ci badigeonner ko fépp gis ngeen su la neexee nag pare na fi mu nekk nii bu la neexee nga bàyyi ko nii man dama siy def tuuti fël-fël nii mooy paprika bi nga xam ni dafa fumé ci digg bi rek juste pour rafetal ko mais aussi signaler nit ñi que ni lii salé la gis nga soo paree nii moom tamit nga daal di jël sa kii bi ñu defaroon bi sànq muy papier sulfurisé bi su la neexee nga daal di ko siy tëj ci kawam nii daal di koy bàyyi tuuti rek le temps mu xaw a doublé wu tuuti de volume muy maanaam peut-être ay 10 à 15 minutes su fekkee ni fi nga nekk kii na ndugg na bu baax sinon temps bi muy jël rek ba xaw a doublé wu tuuti jarul sax muy doublé mais na volume bi na yokk tuuti rek après nag bu ko defee nga daal di koy dugal ci sa four loolu day tax mu daal di pâte bi reposer wu te du buy lakk mu daal di junki tuuti au lieu de muy tàpp noonu carrément. voilà gis ngeen comme li ma leen waxoon sànq dama ko fàtte woon mentionné bii aussi su fekkee ni da nga ci defar comme deuxième bi nga xam ni moom laay defar man après gis nga niveau bi su ma ko defee nii ba pare ci laa koy jël daal di jël mbuus walla ma jëlaat beneen papier bu mel nii lal ko ci kawam dugal ko ci congélateur bi ba nga xamante ni congelé na léegi ma daal di koy xool soit ma jël papier alu ma lëmasee ko fexe ba nga xam ne fu ma koy teg aussi day daal di tàcc ma bàyyi ko ci biir congélateur bi nga xam ne saa yu bés bu ma ko soxlaa rek laa koy génnee 2 heures avant walla 3 heures yooyu yaa xam ban moment nga bëgg neex na bu fekkee ni dafa nekk température ambiante muy température kër gi walla su fekkee ni aussi dafa tàng donc room temperature walla mu tàng ñaar yépp boo ko ci def rek neex na ci daal donc loolu laa fàtte woon mentionné sànq. léegi astuce bi pour ñi nga xamante ni amuñu four la même mburu bi ak lépp lu mu munti doon muy gâteau muy lu mu munti doon nekkul ni soo amul four rek munoo ko def li ma bëgg a wax mooy mun nga ko def ci kaw ci sa kaw gaz walla ci sa kaw fourneau dafa am nag astuce boo koy defee maanaam gis nga cin bi nii da ngay jël cin bi bu xóot ak boo xamante ni tamit xaw na diis tuuti nga daal di koy jël soit bu fekkee am nga par exemple lu mel nii grillage bu mel nii nga def ko ci boo xoolee ci biir grillage bi
warul kii bi yëpp cin bi yëpp bàyyi na ay espace nii ci diggante bi donc boo ko amulee mun nga def xorom walla nga def suuf bi li tax man ma koy xaw a ragal tuuti mooy soo deful ndànk rek di nga xajamal sa togg mais soo ko munee gérer ba nga xam ni doo ko xajamal mun nga def suuf mbaa nga def xorom walla nga jël ay xeer moo xam yu sew yi sax moo tane parce que yu dijj yi d'habitude dafay conserver ndox te mu xar ci biir cin bi te loolu dafa xaw a dangereux mais boo amee ay xeer yu sew par exemple mun nga ko def ci biir nga xam ni day nekk ci taatu cin bi léegi nga daal di jël sa benn récipient su fekkee verre bi nga am comme verre bii ma yore nii moom day dugg ci four donc soo amul boolu verre boo xam ne parce que buñ ko ci bindul rek boo ko ciy dugal muy exploser di toj yépp li nga mën a def mooy soo amee boolu nickel par exemple boolu weñ boo xam ne mun na dugg ci four mun nga ko jël nga def ko fii mais fexeel ba bool bi mun na gën a yaatu lii tuuti mais du tëj complet du sës rëkk ci cin bi donc da ngay fexe parce que li ñu bëgg mooy créer loo xamante ni air dina circuler ci rebord yi léegi soo defee nii nga daal di jël bu boobaa nag bu fekkee ni cin bu ndaw nga amee donc ñun suñu li ñu def nii yu ndawam ngay defar boo defaree yu ndaw donc day nekk plusieurs mun na nekk sax portion yoo xam ku nekk ak sa bos sa benn mburu boo xam ne fleur la donc loolu mooy nekk inconvénient bi ci nekk su fekkee sawaroo defar plusieurs fois léegi soo ko defee nii xam nga balaa nga koy teg ci cin da nga koy teg ci cin bi ba nga xam ni tàng na jër nga daal di jël sa récipient def ko ci daal di jël mburu bi dugal ko ci biir daal di koy ub ràpp da ngay fexe nag ba am kubéer bu ko ub ràpp bu ko ubbee ràpp bu jaree sax nga jël par exemple léeg-léeg di nga gis nit ñi jël gën teg ko ci seen kaw kubéer yi comme ça benn air du échappé léegi loolu dafay marcher comme four même mook four benn lay doon nga daal di koy xool xëy na temps bi ngay def pour temps de cuisson bi dina xaw a peut-être wàññeeku tuuti parce que il faut nga koy surveiller de temps en temps loolu laa ci bëggoon wax noonu pour ñi nga xamante ne amuñu four donc loolu lépp loo bëgg rek dugal ci four mun nga ko defee nii par exemple ci kaw cin ci kaw gaz walla ci fourneau. kon nag gars yi gis nga mu ngi nii seen ndogu mu ngi nii tey ñu indiloon leen pour ki nga xamante ni bu salé moo ko saf moom am nañu fii benn pâte bu nga xamante ni c'est fait à base de farine bii nii ñu ngi ko booleel bi nga xam ni c'est salé moom ñu ngi ci def saucisson ci biir daal di ci def fromage ak tuuti pesto comme li ma leen waxoon rek am na yeneen astuce yu ma leen joxoon ci biir recette bi mais aussi bu salé bu sucré bi mu ngi nii ñu def ko ak chocolat bon Nutella laa utiliser ku nekk chocolat bi nga am rek comme ni ma ko waxee aussi ci biir émission bi donc ku nekk yow yaay xool ban moo la neex bu ko defee heure ndogu day daal di yomb boo mënul am jënd ji croissant wala rang yi bëreek yooyu lii nii dafa nekk loo xamante ni moo gën a yomb téeméeri junni yoon boo doon jënd croissant nga defaral ko sa bopp te xale yi aussi dañ ciy sawar ndax dër beeg yooyu ñoom mun nañ ko def te lu ñu participer li ma koy wax chaque fois rek dañ ciy sawar a lekk di ñaan yàlla nangul ñu suñu koor jaamu bépp jaamu buñ ko ci jaamu mu nangul ñu ko mais ñu kàttan boo xam ne mun nañ ko ci jaamu ci anam yu mu gën a rafetee ak nu mu ko bëggee moom tamit di ñaan aussi borom bi dugal ñu ci ramadan bi ak bismillahi rahmani rahim génne ñu ci ak alhamdulillahi rabbil alamin te képp ñëpp daal di leen souhaiter un très très bon ramadan aussi benn message bu spécial boo xam ne dama ko bëggoon lancer tamit muy maanaam di remercier ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan chaîne bi parce que ñu ngi gis ni instant yi mu ngi màgg macha allah nit yee ngi abonné nit yee ngi suivre ñu ngi gis seen message yi seen commentaire woote yeeg yëpp fi mu nekk nii dañoo mënagul a lim ñëpp rek bu dul lool danañu juum mais ñu ngi jox shout out si par exemple ay ñoom soxna Maam Jaara jox ko waa Italie jox ko soxna Bousso jox ko soxna Jeyna bi nekk Thiès donc loolu pour lim ñenn kese la léegi ñi si des ñi dinañ ñëwaat encore indil leen ko vraiment ñu ngi leen di remercier du fond du cœur di ñaan yàlla mu fay leen fay yu gën a kawe si fay yi di leen vraiment remercier yéen ak ñuy encourager yéen ak ñuy topp lépp daal ñu ngi koy gis moom daal dañ leen di bàyyeeg borom bi rek jaa ngeen jëf di leen jox dig daje ba suba incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah bila
حمدا لربي خير